toll nii nga di ko créé heure bii ñu ne waaye bu ma seeti dossier yi fekkee ca Senghor la woon bu yàgg wax na dëgg waaye Abdoulaye Wade nee na dafa bëgg mu jaar ci kër yi nga xam ne dañoo néew doole ndax ñu mën a soxaliku wax dëgg yàlla Abdoulaye Wade ku baax la yàlla guddal fanam yàlla yokk wéram Abdoulaye Wade góor pire la tey lu mu wax dana ko def man dama jaaxle de ndax Abdoulaye Wade dafa ni woon buñ leen jëlee fii da ngeen am kër yoo xam si moo gën fi ngeen nekk te incha allah loolu mooy am léegi da ngeen fa am jàkka da ngeen fa am juma da ngeen fa am école da ngeen fa am dispensaire lépp loo xam si dëkk na ko am rek yéen da ngeen ko am loolu Aminata Tall waxoon te incha allah loolu la def yéen ñi fi des itam daañu leen wutal seen jàkk yi ñu tëjoon daañu leen tabaxalaata jàkka defal leen hôpital defal leen fi ngeen di jànge defal leen yëpp kon Aminata Tall la ma waxoon def na ko. alors bi ñu déparé nag ñu toj ba léegi di fukki at ak nangam Abdoulaye Wade dafa ne 5 ans rek bu ñu ko amee seen culture foncière yëpp dana mat ba léegi culture foncière mu du nekk kooku man jaaxal na ma wax dëgg yàlla dëgg ñi koy wax liggéey ñu laa la wax liggéey ñu ndax suñu liggéey yoon weer wu dee sax ñoom juróom fukki nit yi ñu defal culture foncière compétition jeex na waaye fukki at ak benn munoo fexe ba këyit nga am ko APIX boo fi ñëwoon tey bu doon téeméer la juróom ñoo ci am ñun ñi amuñu ko tamuñ sax titre foncier kon loolu jaaduwul ma ne xale yi li ngeen nekk nii la nag góorgóorlu topp seen alal parce que duñu ay mag lanu yéen la ñuy liggéeyal gannaaw yàlla yontu bi yéen la ñu am suñu doom ngeen war doon taxawu kon taxawu leen ngeen liggéey seen bi mag ñi dem nañu kat que yéen xale yéen a fi des góorgóorlu leen jàppante nekk benn xale boo xam mag moo xam si nag bëgg nga sa teraanga nag ànd la xale yi ndax mag tamata bàyyi ci réew waaye nag xale yi boo xam ne mel na ne yow jàng comme yow sawar comme yow da nga ko war a bàyyi xel ndax mag boo xale bu dee ba yàgg ngay wax mu sëgg ba yàgg mu meccitu ba yàgg mu lay joxoñ xale baa nga lay ñeme xale ba bu dee bay wur yet sax bëgg laa dóor xale baa nga lay ñeme kon loolu nañ koy moytu as gor nag du jëm gàccam di ci àgg dama ni na ngeen góorgóorlu jàppante bokk ndey bokk bàyyi mag ñi ngeen ànd ak xale yi nag liggéey lépp loo xam ne ñu ngi yàq nag man de du ma ci ànd kenn du ci ànd waaye lépp luy defar dëkk bi nongi ci inchallah ko jinmi haalde ko kadi jinmi ɗum haalde koye pulaar mi nantinane eyyi ko jinmi haalde koye pulaar nantine eyyi wa abis ko autoroute la payas adde amin ɗo tene hen min goni duuɓi joyyi wona balɗe joyyi eyyi kalne kam ɗum wolof bandiraɓe nan ɗum nena autoroute à péage ñoom ñoo ko déplacé indi ko fii presque am na 5 ans tey biñ ko déplacé wee ak léegi eyyi koɓe mbino aɓe mbaɗa pop won hen komin ji won hen komin jiyani nee na liñ leen waxoon ci li nga xamante ni dañ leen ko defal am na luñ ci gis waaye am na lu baree bari luñ ci gisul affaire koño minen eggaɓe gaddaɓe ɗo ɓe amin tampi sabu bandiraɓe amin ngala ɗo haal nee na ñoom ñi nga xamante ni dañ leen a déplacé jëlee leen ci autoroute à péage bi sonn biñ leen fi indee sonn nañ sonn goo xamante ni kenn xamul sonn gi fan la yem parce que seeni mbokk nekkuñu fi sa sohli yaade to koreji ma ko tampere nee na boo soxlawee dem ci say dëkkandoo coono la saɗa arta ko tampere nee na booy ñëwaat tamit coono la koɓe mbino aɓe mbaɗa fof ɓe puɗɗima hen feccere yaltani nee na liñ leen waxoon am na lu bare ci xaaj bi génnul eyyi ɓe kalno ɗo nee na li ñu waxoon dispensaire uji ɗiɗi nee na li ñu waxoon mooy ñaari dispensaire ɓe kalno ɗo li ñu waxoon ilo fof ne waɗa jamaji ɗiɗi jama e juma nee na ilo bu nekk dina am benn juma ak ñaari jàkka eyyi ɗum yiyama nee na loolu gis nañ ko eyyi ɓe mbino ɗo soɓe keddi tereji waaw hôpital ne yalta ɗo nee na li ñu waxoon bu terrain yi dessin hôpital dina ci génn école ne yalta ɗo ɗo sukaɓe yimɓe jangge lycée nee na tamit li nga xamante ni tey mooy lycée fi xale yi di jàngee loolu tamit dina fa génn eyyi dispensaire waɗande mairie nde ko dispensaire woni ɗon nee na fii mairie bi nekk ni dispensaire moo fi nekk a faami ɓe mbi sapeur pompier en ɗo mais nee na tamit sapeur pompier dafi maanaam
emplacement sapeur pompier bàyyi nañ ko fi. mbi hono wiyeteno police ni ɗo. nee nañ place police bàyyi nañ ko fi. neɗɗo so wuuri koko maayata. nee na nit timit yàlla na yéex mais bu génnee aduna dañ koy delloo boromam. mbino kadi genaale ne ɗo. nee na timit même cimetière bu mag waxoon nañ ni dina am. kono ci projet bi. kono yiyaaka. nee na waaye gisuñu ko. minen noon komin rewɓe min mbawa haalda e dara. nee na nag ñoom ay jigéen lañ seen kàddu mënewul jëg ci kaw. e tawnoɓe autoroute la péage ɓe fof ni gandi ɗum. nee na ñi nga xamante ni dañ leen a déplacé ci autoroute à péage ñoom xam nañ loolu. e aɓe gandi ɗum soɓe kalani ɗum min mami haal ɗum nanti. nee na ñoom buñ ko waxul moom dina ko wax. eyyi so ɗum yawti. nee na bu loolu weesoo. ko yimɓe gardi ɗo koye mumen. nee na bi loolu weesoo nit ñi ñoom ñoo fi jiital seen bopp. eyyi ko gardiŋeji jagga ɗo. nee na ay gardien lañ leen fi jàppee. joom bitik yoɓa joom galle yoɓa. nee na borom bitik bi fay borom kër gi fay. eyyi so wonano ɗum. so wonano ɗum lu dul woon loolu. hay dara wonta e galleji he. mais nee na boobu bu boobaa dara du nekk ci biir kër yi. tuggude gila église o ha yetti ga lampa huɓɓani hen. nee na depuis église bi diggante église bi ba ci dëkk bi amul fenn fu lampe di tàkk. eyyi so ɗum yawti. nee na bu loolu weesoo. koɓe mbino aɓe mbaɗanamin fof ɓe mbaɗani. nee na liñ leen waxoon ni dañ leen koy defal amul lenn luñ ci def. hay dara ɓe mbaɗani hen. nee na amul lenn luñ ci def. koɓe mbino aɓe totta yimɓe ina eggira. nee na biñ leen di wax ni leen dañ leen accompagner ci benn somme pour boo xamante ni tey jii nii dina leen mën a faciliter ñu jël seen bagage toxu loolu yëpp defuñu ko. min de mi yiyani. nee na loolu gisu ko. puram yeeru sek jiimi. nee na première sec la gis. deuxième mi yiyani. deuxième sec bi gisu ko. troisième mi yiyani. troisième sec bi tamit gisu ko. abis noon ko minen jeeyi abis. nee na APEX nag ñoo moom dëkkuwaayu APEX. kamɓe gaddi amin ɗo. état bi moo leen fi indi. autoroute la péage addi amin ɗo. autoroute à péage bi ci lañ leen jëlee indi leen fii. addi amin ɗo. waaw moom moo leen indi fii. so diwti kadi ko ɓe canal addi ɗo. nee na ñi nga xamante ni tey ñooy piste 1 mooy canal bi muy canalisation bi ñu mu yëkkati. ñooñu tamit dañ leen fi indi. julɗo jalaɗo fof noon ara. nee na képp koo xamante ni tey yàlla daf la wërsëgale fii ci biir cité bi dana fii ñëw. so yimɓe kadi ndendi koddi. nee na bu nit ñi bokkee dëkk. yo koddir goonga. nañu dëkk ci kaw dëgg. yo koddir goonga. nañu dëkk ci kaw dëgg. gooto fof kadi yo jogoy goɗɗo on yurmede. nee na képp ku ci nekk na am keneen ki ci yërmande. so jogima e muɗum yurmede. nee na bu amee ci nit ki yërmande. ndendi. ñu booloo. woodata ko dañ. dinañ am lu bëree bëri loo xamante ni dina ñëw. kono gooto fof feere mum. nee na ku nekk ak sa pexe. gooto fof sohla mum. ku nekk ak sa soxla. walla gooto fof yata ko galle mum. ku nekk di demee sa kër. wona noon. loolu du àdduna. eyyi kono so yimɓe ndendi tan wooda ko dañ. nee na bu nit ñi bokkee dinañ am lu ñu am. eyyi so ɗum yawti. nee na bu loolu weesoo. oɗon jarlo oɗon jaafo. nee na mu ngi jéggalu bu baax di baaluwaat ak. hawna kaami kalmi hen koko ina moƴƴi walla ina boni. nee na xamul ba xam li mu wax baax na wala baaxul. eyyi wooda hen kadi moƴƴinno wooda hen mo moƴƴinani. nee na dina am lu ci baax dina am tamit loo xamante ni baaxul. eyyi on jaarama. di leen jaajëfal di wax na ci kàddu bàjjenu gox yi maay Seynabou Diop présidente bàjjenu gox APEX ñu di leen di jaajëfal di bëgg ci yéen ndax ay doom yu am jom ngeen ay doom yu am lu ñu am yaakaar ci yéen lan ndax suba ngoon yéen a ngi xeex ci li jëmale cité bi kanam gis nañ seen taxawaay ñu nit fu ngeen lu wooyee ñu wuy si leen ndax lu tax fii xeex bi du xeexu benn nit du xeexu ñaar nit xeexu dëkk bi yëpp la ku ñu woo dangaa war a génn ñëw wuy si ndax intérêt bi ñun ñëpp la suñu intérêt la te suñu doom yi nekk jàmbaar suba ngoon fu waay woote ñu ngi taxaw ku njëkk a gis dugal nga vidéo ci biir comité bi ñëpp ñëw seetaan si kon nag dañoo war a jàppandoo xàccandoo doorandoo ku nekk ñu jox la sa cër xam sa taxawaay ci dëkk bi ñu nit dañ leen di ñaanal yàlla seen kàttan ak seen man-man di gën a yokku chaque jour ñuy wax nag cité bi place su Château baa ngi ne may wax ci kàddu jigéen ñi robinet yi léegi day tëj ku am étage robinet bi du yéeg ndox yi day toqi kon place su Château d'eau bi dañ ko war a defar courant yi bi ñuy cité bi 2015 lépp lampe yëpp a doon tàkk suba ngoon guddeeg bëccëg kenn inu fi lampe kenn defaru fi lampe lu dul suñu borom kër yi ak yéen ñi lampe bu taxaw bu fay ñëpp jóg ku nekk cotiser def te kenn jàppale wuñu lu dul yéen a am seen taxawaay ak bonne volonté yi ku wax bu ñu dugalee ne soxla na nangam ñëpp tak taxaw kon nañ ci yàgg te sax ci lu ci waay di def sa bopp nga ko defal ndax ku nekk danga fay am sa 15 sur 10 lu waay di dugal kenn luubalu ko ci lu leer lay dox
man moo tax saa yu nekk dama leen di naw fu ngeen ma woo ma wuy si leen bàjjen yeeg relais yi ñëpp a ngi fi mais tey yi tey dañoo bëri moo tax ñu bëri ñëwuñu ndax kii foyer bi nag mu ngi nii foyer baa ngi nii biñ fi formé jigéen ñi ñu fi njëkk a formé dañ leen di formé pour ngeen formé waat dara doxu fi télé yi dem nan frigo yi dem nan écran plat yi dem nan machine yi dem nan daara nekk fi courant bi coupé nañ ko kon amul sens ci projet 10 millions amul sens jigéen ñi ñu fi formé ba ñuy natt fii dañ ne dañu joxe waat jigéen ku bëgg ñu formé waat la dangay joxe 5000 francs maa njëkk a yëkkati sama loxo dañ joxe wu ma ñaar dërëm ndax dañ leen a formé pour ngeen formé waat demul kër nañu ubbi foyer bii ut sunu kayit récépissé jéem a liggéey jigéen ñëpp a ngi liggéey financement bi mu ngi fii mais bu ñu amul kayit kenn duñu financé kon nañu jéem a takku taxaw ñun jigéen ñi ut sunuy récépissé maa ngi koo nekk benn ñu financé ñu liggéey jigéen ñii liggéey gënuñu ñu boo xëyee fajar 6 heures du matin jigéen ñi ngay taseel ñi gàddu seen paan ku nekk di wuti loo am kon nan booloo APIX nag yàlla na jëm kanam APIX yàlla na jëm kanam yéen suñu góor ñi dañ leen di ñaanal yàlla lafal leen cat làq leen fu yàq yeggul kàttanal leen doolal leen xeex bi jëm ci kanam liñ fi war a xeex dafa bëri de poste gendarmerie ngi fi foo tourné ñu agressé sa gisaguñ ko fi stade baa ngi fi gisaguñ ko fi liñ fi diggee liñ fi war a def bari na te kenn def ko fi loolu laa amoon lu ma leen wax Badiane Seynabou wasalaam di nuyu ñëpp di si jiinal suñu délégué de quartier yi suñu imam yi suñu bàjjanu gox yeeg suñu baay yeeg suñu jigéen ñi di jox ñëpp loxo te du bëgg tamit ñëpp delloo ñu loxo boobu ndax fii xeex bi metti na lool xale yi nag ñoo ma yónni ñu ngi nee toog ñoom ñoo ma yónni nee ma waxal te dinaa waxee seen baat man damay poser question dañuy toog ba suñu baay ak suñu ndey di dem benn par benn ñu war a génn suñu kër yi ñëw di xeex non duñ ko def Konakelo da nga wax lu am solo mooy kuy xaar ñu wóolu ci lii c'est parce que tu n'as rien compris te effectivement noonu la demee duñ fi dugg kër kenn di ko woo gars yi génn leen les jeunes laay waxal génn leen ñëw si terrain bi ñu xeex dañoo war a xeex lii xeex lay mujj Badiane gis nga château d'eau bii ngay wax dama la koy dëggal bii jaay nañ ko ba waa ji génneel nañ ko ci baay kii titre foncier ak kër sëñ Touba bi ñuy wax ak fii église bi fii nii fi ñu def nii ñaari espace commercial yëpp jaay nañ ko xeex moo ci des gars yi génn leen ñu xeex loolu laa moom la may wax jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum waa population bi maa ngi leen di nuyu di leen ziare te di leen balu ak te di leen sant nag di leen gërëm ci seen taxawaay ndax man tey jii sama kàddu gu njëkk mooy sant waa population APIX ndax mënuma leen fay ndax taxawaay taxaw bi ñu ma taxaw ndax su dul woon loolu tey jii damay ñëw fekk ñu tabax sama kër ndax man déplacé la bari na ñu nekk fii ñoo dëkkoon ginnaaw raay dama tabaxoon sama kër ba dëkk ak sama njaboot ñu ñëw ni ma projet bi daf fi jaar xayma ko na leen neexe fay ñu am na ay terrain pour yéen boo bëggee nga jënd moom man leen waaw ñu xool ba numéro bi ñu ma numéro bi libre na de mën nga ko bu la ba neexee mën nga ko jël ma jël ñuy fayeeku seen xaalis fayeeku seen njëgu terrain jox ma la des man yàlla def na immigré laa ci àll bi laa nekk bon lañ ma fay mënul ma ci tabaxaat lu toll ni comme la ma tabaxoon ma ni bon naa yokkaat sama delluwaat fa ma nekkoon def fa ñaari at ñëwaat pour a tabax sama kër ma fekk fa benn waay muy móol waa ji ni ma terrain bi sama terrain la dama fi am baay ma ne ko man de état moo ma jaay état bi ma jaayoon mi ngi fii APIX ñëwal ñu dem bon lundi dinaa ñëw mu ne ma lundi dinaa ñëw lundi ma dem APIX xaar ko ñu xaar ko ñëwul ñu woo ko téléphone mu ne mi ngi woo ki ko jaayoon terrain bi lu mu ko wax après mu ni ki ko jaayoon nee na mënul ñëw tey suba la mën a ñëw ñun ma demal subaa nga ñëw le lendemain ma ñëw waa ji ñëwul ñu woo préfet wax ko préfet dina APIX porte plainte waa ji waa APIX ni ma demal fekk quelques jours nañ la woowaat nga toog semaine woowu ñu ma dem ci préfet wan ko kayit yi mu ne ma demal toog terrain bi si terrain la ma jàpp ci loolu ma war a delluwaat tukki waa ji bi mu déggee ni tukki naa mu ñëw sama ginnaaw ni day tabax terrain bi
ñi ñoo ci jàpp ñi ñoo taxaw ni ko doo teree parce que doo impacté fii bàyyi mënu fi génn te man li taxoon ma dem préfet moo ma ni bàyyi mënu fi génn autorisation de surface ngeen di am waaw këyit bu préfet boo xam ne APIX moo la ko jox préfet signé ko këyit yaa ngi ak man signature préfet moo ci nekk waaw naka la nit mën a jóge fële ni dafa am bàyyi te ñoom ñu ni carrément waa autorité yi nee nañ bàyyi du fi génn autorisation surface moom ngeen di am ah droit de superficie ngeen di am droit de superficie ngeen di am bon yéen ñi ñëpp témoin ngeen daaw ñi nga xamante seen këyit pare na bi ñu koy joxee lan la gouverneur wax commandant Descos wax ji dañ ko wax mu leer maa ngi lay jox fii commandant dégg naa am na ñu fa bëgg a potoxlu du ñu ay bénéficiaire taxaw ci waaw loolu leerul lu tax waa Descos ñëw di ñu sonal ñun ñi nga xam dañoo am ay këyit ñu déplacé ñu ñoo am ay këyit autorité jox ñu ko ñaari état amul fii ba état bi di joxe gauche ki di joxe droite nga dem domaine ñu ne la domaine ñu ne yaa ñun si ñëwul kenn bàyyi waaw bàyyi fu mu jógee Descos lan moo doon seen liggéey ñu toppatoo bàyyi fan la jógee du question ñëw ñu ni sonal ñun ñi nga xamante ni dañ ñoo déplacé toj suñuy kër jaay ñu ñun mayu ñun dañ ñoo jaay na leer mayu ñu état Sénégal mayu ñun dañ ñoo jaay parce que kenn ku ci nekk ba nga d'accordé balaa sa seg di génn dañoo génne seen xaalis la ca des ñu defal la sa seg nga dem seg yaa ngi ak ñun montant bi ñu xayma sa kër bi nga yow ak la génne sa kër moo ci des xam nga lan la gis nga réew mi na tegu ci yoon na tegu ci yoon mbaa nag kenn ku nekk jóg taxaw man nag gouvernement bi li ma koy lancé immigré la diaspora bi laay lancé nañ xam ne état du Sénégal taxawaay bii la am ci diaspora bi waaw na leer parce que ñun may ñunu joxuñu ñu kër dañoo nekk ci àll bi daan suñu doole liggéey tabax sa kër ah nga ñëw état jël ko ba pare di favoriser ay nit ñoo xamante ni duñu ay impacté duñu dara te kenn mënu la wax ni baay bi fii la jóge waaw man nag waa APIX dama leen di sant leen gërëm ndax taxawaay bi ñu taxaw parce que waa ji bi mu déggee ñu ne man nekkuma fi dañu woon na naa profité ne te xam naa am na ñu koy conseillé profité tabax waa ji bu jëwee fekk nga tabax dèjà dinañ xool nu ñu koy lijjantee. mbokk yi waaw ñu ngi nuyu suñu papa yeeg suñu yaay yeeg suñu rakk yi ak suñu mag yi ñëpp waaw wax ji moom leen la rek man moom liggéey bi moom bu ma si kenn xaar ndax xaar ma si kenn liggéey bi xaar ma si kenn bu ma si kenn xaar li ma doon wax rek mag ñi mooy leen négociation nañ ko jox mag ñi ñun xale yi nañ génn ñi xeex suñu bakken il faut ñu teg ko fii Sénégal dañuy wax démocratie mais c'est faux si ay papier lay am gis nga fii lu la fa xeex mayul ay kayit du la ko may ñoo la ndax lijjat ay kayit keroog inspectrice ba mu ñëwee fii mayu ma ko mu wax ndax ku jàng doo ko déglu tubaab bi da lay jàngal ñaar nooy naxe ak boo ko naxee nu muy dafa du ko xam kese mooy suñuy jàng élèves yi seen saag yi lu muy diis yëpp ay naxaate kese la livre yi ñi jàngul Sénégal képp ñoo liggéey réew mi économie Sénégal tey jii nii boo si génnee ñi jàngul ñu duñu bu subaa duñu añ mais tey Sénégal lu tax économie bi tey boo si génnee ñi jàng Sénégal avancé mais lan moo xew. tàccu leen ko li muy wax lu am la. Bocar Samba ji daa mën a bind turam man su ma ñëwoon fii tey di wax du ma sax nawloo ndax sama comportement mais su ma soloon kos di laajte France ñu ne dañ ko déglu may leen ko xel ñooñu ñooy sàcc yi. lan moo xew. lan moo xew. lan moo xew. mais nee naa la sàcc yi mu ngi ca kaw di wàcc sàcc yi mu ngi ca kaw di wàcc kaso bi ñu ko fees mooy ñu sàcc almet ak ay ginaar mais boo sàccee milliard day mel ne yow nañu bàyyi lu xew. lan moo xew. génn leen ñu xeex seen doom yi ngeen di nëpp man doomu jàmbur la day maa gis seen yaay yi nu ñu bëgg seen doom yi sama yaay man bëgguma man est-ce que góor mën a bëgg comme yéen sax li ñuy bañ il faut mu am ci arrestation day am bët bu tuuru day am tànk bu damm day am. ah duñ ko bañ de. lan moo xew. lan moo xew. xeex leen. dañu xeex de. gis nga kër yi ñu dëkk nii moomuñu ko de. lan moo xew. kër gi ñun kër gi ma dëkk dafa yeewoo dañ maa àll rek léegi kenn génn këyit gu la gën a baax këyit nga génn ci biti. ni ñuy génne sama yaay Farma Dieng dañ may génne man génne ko Saara génne ko Kona mais nag ci kaw day fekk ñu nekk ay benn mais bu ñu doonee say espace yi ay Ahmed Kane ak ay commandant des corps man considéré ma leen comme ay nit sax
man dama nekk ci dëkk bu légal boo xam dañ ko lotissé génn ci li ci war a am bu doon dëkk clandestin sax man sama xeex day metti da ngay jaay ruq bee génnee ruq bee mais centre commercial château d'eau mais yow kuñ ko jaay kooku dof la doo ko tabax man ngay waxal barki Sëriñ Bamba du ko tabax jël leen seen kër yi fii ñëw naa fi réunion lu ñu wax paay yëppal fóon lu ñu wax ñu ne waaw ma interpellé ki organisé réunion bi kooku waa APIX ñoo ko fii bàyyi mooy sàcc bi ñoom xam nañ sàcc bi yaa may dégg ma ne ko bàyyi leen kii bu waxee ñëw na APIX moo ne waaw rek ngeen na waaw est-ce que APIX moo ko wax loo da ngeen ut ku koy poursuivre bu waxee ba bañ ne ko waa dégg nañ ñu wax yabal kooku bu déglu APIX ñu bañ ma faale ba tey affaire bi yegg ci fii nii mais fii kenn du fi tabax te barki Serigne Bamba kenn du fi tabax jël la ñuy xeex jël la ñuy xeex li ñoo ko moom Macky Sall sax Macky Sall bu ñëwoon fii du fi tabax dëgg la waxu man ay commandant d'escorte de Macky Sall ci wax bu ñëwoon fii ba fee tabax te waxtaan la ñun du tabax ñun ñoo ko fi teg bilaay dëgg la moom suñu doole lay xeexee dëgg la Macky Sall chaque weer dama koy fay dafa war a def li ma bëgg sama juróom ba may jënd suukar ak almet ci lay am dajale ko yóbbu ko trésor fay ko ay ministre am maa koy fay dëgg la xeex leen waaye ay nguur kenn du xeexal bopp loolu ay c'est faux daa fekk moo liggéeyu xeex dégg nga man du ma dem biir dëkk jàmbur nan damay xeexal ay xeex ak nguur mais li ma moom dama ciy xeexal nguur ba fu mu yem ñun nag ñu ñëpp mënuñu ñoo rey gis nga ku ci ragal rey ak blessé dama ko toog te xam ne yow da ngay ñàkk te ku ci ñëwul ci xeex bii bis bu ñëwee ba dara dal la nga xam ne yaa ñëwul woon la nga lebal la ngay fay ñun ñëpp génn leen seen doom yi. waaw ñu ñëw nañ waaw léegi papa. waaw gars yi ñu déglu waaw jërëjëf Sada ma dellu si waat ci loolu nga xam ne moom laa waxoon rek mooy yitte bi nga xam ne nii kenn ku nekk si ñun war na ko am pour askan wi pour Sénégal ndaxte tey yëngu-yëngu yi nga xam ne ñii ñoo fi nekk muy ndaw ñii nga xam ne ñoom ñoo jiite mbir mi ànd ceeg seen i kilifa su ma nee kilifa nag bàyyiwuma kenn muy délégué de quartier yi muy imam yi muy bàjjenu gox yi muy képp ku nga xam ne ni autorité yaa ngi yeewoo ci biir APIX nga dugal sa loxo ci biir xeex bi ñu ngi lay jaajëfal xeex bi mu nekk xeex bu noble xeex bu nga xam ne comme ni ma ko waxee sànq jaamu yàlla daf cee nekk parce que sànq bi nga gisee soxna si mu wax ba dënnam tàng ba nga xam ne nii jooyloo na mag ñu bari ñoo xam ne ñoo ngi fii ci jotaay bi ndax mbir mi dafa metti te bala ngaa xam ne dafa metti tey nga natt ko ci sa bopp jëlal sa bopp nga teg ko ci place su soxna si neel tey lii ko dal su daloon sama njaboot naka lay demee kon nga war a xam ne mbir mi mbir mu tiis la mbir mu metti la moo xam ne képp ku nekk fii ci dëkk bi waxuma la ci APIX bi rek mais ci Sénégal war nga ko def yitte def ko sa yëfi bopp ndaxte xeex la bu noble bu nga xam ne xeex injustice la li nga xam ne nag moom moo gën a nasaxal mbir mi bokk na ci mooy ñàkk am ay njiit yu baax parce que tey lii nga xam ne waa Sika bi moom la ñuy xeex am na ci ñi mu gënoon a yell parce que tey buñ la jiitalee ay ndaw jiital la askan jiital la ne la xeexal ñu waxal ñu defal ñu nga dem taxaw ci kanamu autorité bi di waxee seen kàddu kon tey yow yaa waroon a xam nekk ki nga xam ne yow yaa war a jiitu ci xeex bi mais su fekkee ne yow yaa taxaw boobu posture tey état su soxlaa Sika su soxlaa APIX yow lay waxal tey nguur su soxlaa population APIX yow lay waxal kon jafe-jafe waa APIX ak seen i naqar seen i tiis seen i rangooñ bépp fu saa yu ñu koy xeex yow kenn waru la ci woon jiitu kon loolu mooy li nga xam ne bokk na ci lu naxasal mbir mi kon mooy profité ci occasion bi di leen ñaax di leen ñaan di leen tàllal loxo ndaw ñii nga xam ne ñoo nekk ci lii di ci ko xeex ngeen dooleel leen parce que li ñuy xeex nii xeex bu noble la te pour askan bi yël yëpp te loo xam ne la mën ngeen cee teg seen bët ndaxte lii nga xam ne moom la ñu jote réaliser ci biir APIX kenn du ko nettali kenn ku génn teg ci sa bët te loolu li ko mayee mooy farlu ak bëgg sa gox te bëgg sa gox boobu dafa bokk ci jaamu yàlla kon nag nañ leen jàppale nañ leen dooleel nañ leen dimbale pour que li nga xam ne moom la ñuy xeex injustice bi ba nga xam ne képp ku am koo xam ne am nga àq ci parcelles yi nga xam ne moo nekk fii nga jot ci ndaxte dëkkuwaay APIX bi dafa nekk tey loo xam ni waxuma Sénégal waaye Afrique yëpp ñëpp a ko bëgg kon nag yéen ñi nga xam ne yéen la yàlla xéewale le ngeen am fi na ngeen xam li ngeen am lan la ngeen téye ko ak seen fukki loxo kon na ngeen ci farlu bañ ko sàggane bañ ko caaxaane
parce que su ngeen ko deful ñeneen ñoo xam ne ñoo leen ëpp barke ñoo leen ëpp doole dina ñëw jariñoo ko seen kaw li may tëjee nag mooy na ngeen bàyyi xel ci environnement bi na ngeen ci bàyyi xel parce que tey su ñoom su Banque mondiale ak APIX suñu fexee ba def lii nu mel nga xam ne tey moom la ñëpp di leen ñeewe tey kon yéen tamit war ngeen a def seen kéem kàttan pour sàmm loolu na ngeen ko sàmm ci préservation bi bu leen salteel bu leen tilimal bu leen yàq lépp lu nga xam ne ni gis ngeen ko naka sunu noonu la ngeen taxaw ci képp ku nga xam ne dafay taxaw di moo xam comité de vigilance la moo xam organisation la moo xam ne ñuy jël mbalit la képp koo xam ne daal mu ngi dugal loxoom ci pour cité bi mën a jëm ci kanam na ngeen ko jàppale na ngeen ko jàppale xeex bi benn la na ngeen doon benn te dëggu nag parce que yàlla moom ki dëgg lay àndal te dëgg moom ala kulli xaal moom mooy mujj yàlla nañ yàlla dimbale te jàppañu asalaamaaleykum wa rahmatullah waa comité cité APIX yi ñëpp ñu ngi leen di jaar di leen jox seen wàccuwaay di gërëm ñii nag jeunesse ndax ñii moom gàcce ngalaama ñoom muy guddi muy bëccëg lu xew ñi ngi génn ñi ngi ci mbedd mi ñi ngi ci lépp di leen encouragé di leen wax na nag dañ leen di ñaaxaat rek du leen wax sax jaajëf dañ leen di ñaaxaat fi ngeen tegoon seen tànk ren bu déwénee teg leen fu ko raw ndax mbir mi kanam la jëm du dellu ginnaaw parce que ñi ñu jiite loolu lañ gëm dañoo gëm ne adduna ñoo ci gën a yeewu te ñoo gën a nelaw ci adduna lu fukk bokk bu ko benn nit bëggee lekk amul xel kooku yeewuut te loolu lañ bëgg a dund fii si APIX loolu lañ bëgg a dund fii te jeunesse bi duñ ko nangu bi si topp mooy damay ñëw ci kayitu kër yi toujours damay wax ne loolu li ma gën a intéressé si APIX loolu ci la bokk kayitu kër yi fii sika bi dañoo woote fii réunion fii pour ngeen wax leen tricher yi am ma teg ci baaraam sika bi dañoo woote fii daan na kayitu kër yi gouverneur woo na leen ay ñoom Grand Diak ñoom délégué Sall ak ñoom kon ak ñooñu ak ñoom Sada bi ñu wootee ñu ne maam gouverneur nee na 99 kayit génn na léegi nan lañ koy waxtaanee pour loolu génn ñu jox ko ñii mu amaat beneen trace man maa njëkk a jóg ne leen loolu duñ ko def tey duñ ko def ëllëg comme ñun ñëpp ñoo fi bokk yem na kayit yëpp génn wala bu kenn jël ñu d'accord loolu nag dafa senn Guèye damay tudd tur Guèye dégg ko waaw Guèye dégg loolu an Guèye pas Guèye voilà bi mu ko déggee mook ay nitam Daouda Guèye waaw Daouda Guèye ñetti yoon waaw bi mu ko déggee mook ay nitam ñu dem ci gouverneur def seeni pexe woo population APIX ne leen kat am na kayit yu ñu dox ba génn na nangam maa njëkk a dugg ci panel bi ne leen bu kenn dem dañ koy politiquer bi ma waxee loolu am na ñu dugg gëmuñu ko ndax xam nga boo nee kayitu kër ñëpp jóg yaakaar ne jot nañ ci ba ñu demee Radisson la ma leen waxoon gis ngeen ko dañoo tayle dafa tayle population bi waaw dafa tayle population APIX naat ne lépp baax na lépp moo ji yéen APIX lan moo fi pare mun ngeen ma ko wax. loolu question la Papa Diagne posé na leen ko lan moo pare si biir cité bi est-ce que seen kër yi àgg na. bi ci toppaat lu nafe dara parew fi bi ci toppaat ñaata nit ñoom la APIX amel xaalis sa joxuñu leen ko benn ci man. benn ci man waaw benn ci man kon li mu waxoon fële dara du ci dëgg mag nag boo jiitee ay gone jiite ay nit jiite ay kilifa jiite ñu la gën a jàng jiite ñu la gën a yeewu jiite ñu la ëpp fit da ngay teg mbir mi ci yoon te mbir mi dañ ko tegul ci yoon li ñu bëgg nag bu ñu jógee fii bu ñu fi jógee tey ci kattanu yàlla bu ñu wootee tee na ñëpp génn mbir mi du xeexu benn nit du xeexu ñaari nit du xeexu ñetti nit gis nga suñu espace yi yëpp jaay nañ ko
maanaam ci xeexu xale yii moo tax kenn tabaxul ba léegi. moo tax kenn tabaxul ba léegi parce que seen bakkan lañ ci teg ne brique du fi tege te yéen mag ñi ñu ngi ci biir kër yi mënuñu loolu comme xale yee ko mën nag da ngeen di dooleel xale yi te bàyyi seen doom yi ñu génn il faut ñu génn parce que lii lu ñu bokk la du intérêt benn nit na ci ñëpp dugal seen loxo bu ñu wootee tey na ñëpp génn lu mu laaj ñun ñëpp ñu ànd defandoo ko di yëkkateendoo di tegandoo te ñu fexe nag ba APIX na ñëpp doon benn parce que ñi ngi ñuy boole di jël ay ñii di taf si ñii di jël ñële di taf si ñële lànk leen bañ leen na jeunesse bépp doon benn waaw loo leen bëgg ci kattanu borom bi suñu borom dinañu ko yombalal maa ngi leen di jégalu di leen baalu àq di leen baalu àq yàlla na suñu borom defal jàmm te defal suñu cité bi jàmm te képp kuñ fi nar a xañ jàmm yàlla na la fi yàlla jëlee. nañu xalaat ne génnuñu ko pour kenn seen bopp la ñu génnal ak bugg a gox bi tamit surtout bugg a gox bi ñu ngi sant imam yi taxaw fii ak délégué de quartier yi surtout nag léeg-léeg nit ki fo la budda nga faral nit mooy ki may faral mooy sama délégué Ndongo Sall ci taxawaayam rafet na lool macha allah ci cité bi loolu kenn ku ne xam na ko képp koo xam ne nekk na fii waxuma la délégué quartier yëpp mais quartier gu ne xam na ne taxawaay Ndongo Sall ñu ngi sant yàlla sant mag ñi comme lu mel ni imam Jong imam Lo ak góor gi Fall délégué quartier Ilo 2 ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax ndax li ñu tax a toog fii pour suñu kayit kër benn loolu moom lu gën a am solo la ndax nit mënoo nekk ci bërëb li mot fukki at mbaa juróom-ñaari at yaa ngi toog ci li nga toog xamoo ko te bés bu ne yaa ngi dégg ñu ngi nangu kër jàmbur surtout suñu soxna si nga xam ne bii wax fii sànq képp koo xam ne jullit nga mbaa nit nga sax bani aadama wax ji mu wax vraiment kenn ku ne yaramam daw na am na nit ñu bari fii seen rongoñ sax tuuru na ci loolu ndax dara gënul métti nit ki lépp lu nit li dal nit na nga fexe nga tegoo ko soo ko tegoo rek da nga xam ne vraiment li ko dal mën na laa dal li ko dal tamit métti na kon nag lii APIX waxoon li génn walla gi ñun piis moo ñu fi indi keroog bu ñuy dem ci caaroy ci kan caaroy bi ñoom dañoo taxaw nee ne kenn ku ne dinañ la fay jox la terrain ñu wax lépp ñu programmer seen wax yëpp ñu ne soo leen tabaxee ba ci biir dina leen jox kenn ku ne 1 million loo xam ne li muy jënd ay rideau ay tapis yu mel noonu loolu dara amu ci ba léegi li ñu waxoon amul kenn koo xam ne même fekkee ne am na bariwul ci APIX bi ñi joxoon 3e siècle kon nag xam ne ñi yoral xaalis fii ñoo ëpp sax ñoo xam ne ñi yor seen xaalis lépp loolu am na fii ci APIX bi kon nag yéen xale yi ñu ngi leen di gërëm nag seen taxawaay rafet na ñun mag ñi ñu ngi seen ginnaaw yéen ñoo am doole ji ñun ñoo am xel bi ñu ngi seen ginnaaw di leen jàppale ndax injustice moo tax ñu ngeen taxaw fii diw lii loolu ngeen taxaw loolu ngeen bañ ci APIX bi kon ñëpp am loo xam ne ni seen yelleef ci koñ bi ci APIX bi loolu moo tax ngeen taxaw yàlla leen yàlla fay yàlla leen yàlla dëgëral yàlla leen yàlla barkeel ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen xam ne kontaan lañu lool ñun mag ñi ngeen baal ñu àq nag wax rafetul asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ngeen baal ñu àq auzu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim wala hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim mbokk waa APIX yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant di leen wàccee seen wàccuwaay di jël si nuyoo bi kilifa yi nga xamante ni ñoo toog ne si présidium bi muy imam yi ak délégué de quartier yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk si sa tur ak sa sant di wax ni bu ñu nee APIX 2300 maisons ñoo fi ne te bu ñu xoolee compter le nombre de personnes yu fi ne 2039 maisons ñoo fi ne ñu compter nombre de personnes yu fi nekk mëtuñu même pas 200 personnes kon loolu c'est anormal donc ana la jeunesse fu ñu nekk lii Njaay wax léegi dama koy fekk sunu borom dafa wax ci alxuraan ne wa a'iddu lahum mastataxtu min quwwatin wa min ribatin turhibuuna bi aduwwallah wa aduwwakum wa axarina min dunihim la ta'lamuuna allahu yaxlamuhum wa ma tunfiqu min shay'in yuxbirullah sunu borom nee na préparez-vous nee na ngeen waajal seen bopp lan ngeen waajal sax mu ne ngeen waajal seen bopp si seen ennemi ñan mooy suñu ennemi tey ji suñu ennemi tey ji mooy état du Sénégal moom mi nga xamante ne moom moo nar a jël suñu suuf tey ji di ko joxe kon nañu waajal suñu bopp nan la ñuy waajalee suñu bopp ay jeunes lañ kon doole la ñuy waajalee suñu bopp amul ay wax joo xamante ne dafay bëri jarul wax joo xamante ne donc day gudd nous n'avons pas besoin du discours nous n'avons pas besoin nous n'avons pas besoin de communication aussi long lan lañ soxla mooy état bi rapport de force la soxla état bi rapport de force la xam kon nañu waajal suñu bopp
ndi sunu ennemi li nga xamante ni mooy sunu moomeel ñu jël ko comme ni ñu ko war a jëlee te benn bis topp bu ñuy wax rek mooy maanaam yonent bi sallallahu alayhi dafa jàngalee ne booloo leen nu mu ko jàngalee mooy dafa ñëw dafa wax ay nit wax saxaabe ni leen dem leen indi ay bant ñu indi ay mat ba mu jëlee mat yi nan la def dafa jël mat yi ke benn bu ne mu damate ko sànni benn bu ne mu damate ko sànni benn bu nekk mu damate ko sànni mais il s'est trouvé que mu jëlaat ne leen indiwaat leen ay mat ñu indiwaat ay mat mu boole mat yi damm ba soon damm ça veut dire tout simplement que l'union fait la force il faut que donc nit ñi génn ñu xam ni donc ñii di xeex am nañ doole ñii di xeex nekk nañ loo xamante ni donc seen fula lañ bopp parce que bu fekkente ni dañu toog di seetaan ce sont les gens qui viendront prendre nos terrains à nos désavantages te loolu tamit jaaduwul on a pris notre argent on a pris notre terrain normalement bu fekkee ne kenn ku nekk xool nga li nga tabaxee sa kër ak li la jox c'est super largement supérieur à ce qu'on t'a donné parce que kër yi ñu ko tabaxee bañ ko tabax d'abord jënd nga sa terrain à des millions ba pare jël si financement def si ñu ñëw jox la benn terrain 150 mètres carrés jox la benn 3 millions wala 2 millions na la eggaleel nañu xool kenn ku nekk sa kër ba ñu fa jógee nan la meloon ak tey jii kër gi ñu la am tey jii est-ce que c'est comparable c'est diamétralement opposé kon li ñuy wax mooy la jeunesse encore une fois il faut que cette jeunesse sorte nous n'avons pas besoin de jeunesse de salon il faut que cette jeunesse sorte pour qu'on puisse régler le problème on ne va pas régler le problème à notre place amul benn jeunesse boo xam ne day ñëw régler place APIX tuddul waa jeunesse kon ñun jeunesse bi nañu jug régler suñu problème asalaamaaleykum wa rahmatullah bu leen ko ba de ndax boo nekk cim réew moo xam ne xamuñu kayit xamuñu autorisation ku taxaw jàmmaarloo la xam kon nen taxaw leen jàmmaarloo man de loolu la gis Guèye imam Guèye mii ni na gëmul ni jaay nañu espace yi man am naa ci lu ma leer li ma leere dafa am ku jóge France ñu yebal ko ni ko boo demee APIX demal ci Youssoufal délégué Youssoufal nga won ko kayit bii won ni ko espace bii dan ma koo jaay ma gis kayit bi espace bi ñu des ci 18 millions ak baay ma ni ko boo demee boo fa fekkee niis bii kër la boo fekkee regard bii kër la boo ko fi fekkul du kër ñàkk nga sa xaalis demal ñu delloo kala ko jaayoon delloo sa xaalis mu dem del cinéma man de gisuma fa niis bi gisuma ko fi ma ne ko kon nag demal fii moom espace la boo xam ne bi boo fi tegee dara xale yi di leen ko toj beneen waay ñëw mu wax ma ko mu weranteeg man fee ci sama ginnaaw mu commencé taxaw xale yi ñëw ne ko fii doo fi waaw ci ginnaaw jumaa ja commencé na gas commencé na jaay nañu fa xale yi ni leen kon dugg fi kon loolu wér la ñaari place nga ak yeneen yoo xam ni ñu ngi ci biir léegi daal mbajum kanam boroom a koy fajal boppam li ma leen di digal daal moytu leen ko def sabaaru golo xam nga sabaaru golo bu ñuy dee takk ñii di takki sabaar du am góorgóorlu leen ngeen ànd yéen ñëpp te takku léegi bu laajee mag ak gune ñun ñëpp ñu dem ba ca autoroute ba mag ñi tëdd ca kaw autoroute ba ñoom ñëpp ñu tëdd fa dinañ xam li ñu bëgg wasalaam. Donc nous remercions la presse dans toutes ses composantes pour sa présence. Nous associons à ces remerciements tous les imams, les délégués de quartier, les badienu gox, mais également les jeunes pour leur formidable rôle de veille et d'alerte qu'ils ne cessent de jouer. Alors nous organisons ce point de presse pour vous parler des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et je tiens à préciser également que ce point de presse n'a aucune connotation politique. C'est uniquement pour parler des difficultés des populations d'APIX. Donc je vais vous lire la déclaration. Le projet de l'autoroute à péage a occasionné un déplacement massif de population. L'État du Sénégal, en partenariat avec la Banque mondiale, avait décidé de reloger les personnes impactées par ce projet. L'accord qui avait été retenu est que ce site de recasement devait répondre à toutes les normes internationales d'urbanisme et d'habitation. C'est dans ce contexte qu'un plan directeur a été établi et validé par toutes les parties prenantes. Ce processus a abouti à la conception et à l'aménagement de la zone de recasement Keur Massar Tivaouane Peulh, plus connue sous le nom de la cité APIX. Sur le plan directeur figurent 2039 parcelles, exclusivement réservées aux personnes affectées par les projets de l'autoroute à péage et la restructuration de Pikine Irrégulier Sud. Hormis ces 2039 parcelles, tous les espaces restants sont réservés aux équipements sociaux de base, aux aires de jeu, aux espaces verts et aux espaces publics. En termes d'aménagement, la cité APIX est un modèle unique
au Sénégal et en Afrique, à l'exception de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Sud, autant pour moi. Ce faisceau de facteurs fait que ce site fait l'objet de beaucoup de convoitises. Et tout Sénégalais rêve d'y posséder une parcelle. Nous avons constaté que des autorités étatiques ont formé leur conglomérat de délinquants fonciers, falsifié en catimini le plan directeur et morcelé nos espaces publics et nos bandes. Ces prédateurs fonciers, en collaboration avec Apix, ont mis en place une agence immobilière pour procéder à la vente de nos espaces publics avec des baux de provenance douteuse. Alors cette agence immobilière a son siège au niveau de la Médina, pays 11, angle 12. Donc c'est des baux de provenance douteuse impliquant les services des impôts et domaines. Au même moment, nous qui sommes propriétaires de cette cité et de ces espaces courons derrière nos titres individuels depuis des années, pratiquement depuis 11 ans. Nous demandons au président de la République de siffler la fin de la récréation, car ces subterfuges et ces forfaitures ne sauraient prospérer. Toutes les personnes impliquées, de près ou de loin, dans ce scandale foncier à la CAPIX, sont des proches du président Macky Sall, soit politiquement, soit par des liens de parenté. En effet, un responsable politique et proche du président a été le premier à se présenter dans cette cité avec ses nervis en voulant mettre la main sur nos 1000 m² pour y ériger une école privée pour son compte. La population s'est mobilisée comme un seul homme pour dire niet à ce projet. Ces délinquants fonciers ont commis des délits graves en vendant des terrains appartenant à des personnes impactées par l'auto-APH. C'est le cas de cette dame que j'ai à gauche de moi. On nous avait promis donc le paradis et une fois sur place, on se rend compte qu'on nous a projetés en enfer et dans les plus grandes incertitudes. L'État du Sénégal, après concertation avec les populations, avait promis de prendre en compte toutes les démarches liées aux actes de propriété dans les délais les plus brefs. Alors nous exigeons que les actes administratifs soient pris en compte par l'État du Sénégal et les partenaires, à savoir la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la Banque africaine de développement, jusqu'à la délivrance des titres de propriété sans aucune formalité. Que les espaces pouvant accueillir des aires de jeu et loisirs pour nos enfants soient du ressort des impactés qui doivent y veiller pour éviter un détournement d'objectifs. Les lieux de culte, les écoles, les postes de santé seront en phase terminale avant l'installation des personnes affectées par le projet, les PAP. Mais une fois sur place, la réalité est tout autre et commencent les tracasseries. Nos actes de propriété tardent à sortir. Depuis 10 ans, on court derrière et ceci nous plonge dans la précarité totale. Avec la complicité de certaines autres personnalités et institutions des impôts et des mondes, cadastrales et locales, qui érigent des baux sur des terrains déjà attribués au pape. Et la DESCOS se permet même d'y apposer des arrêts, malgré les mises en demeure du gouverneur de Dakar, qui gère le groupe opérationnel. Les chèques d'accompagnement pour les vulnérables ne suivent pas. Les écoles insuffisantes entraînent un surpeuplement vu le nombre pléthorique d'élèves à accueillir. Les TALVEC qui devaient faciliter la circulation des eaux sont inachevés. Ceci pourrait prochainement être la cause des inondations vu l'obstruction de ces installations. Ces délinquants fonciers ont même mis sur place une agence immobilière à qui on a facilité l'ouverture d'une agence immobilière site à la Médina, à la rue 11, donc en 12, sur la base d'un capital de 1 500 000 francs et qui morcelle nos espaces et les revend à hauteur de 15 à 20 millions l'unité. Et à qui on octroie des baux sur un site de recasement où le seul acte valable est le droit de superficie et que seules les populations ayant subi une expropriation liée au grand projet étatique ont le privilège d'y être relogés. Et c'est pour tous ces manquements que nous interpellons la plus haute institution de ce pays, incarnée par son Excellence le Président de la République Macky Sall, président de tous les Sénégalais, pour y apporter des mesures idoines et mettre terme à la souffrance de ces braves citoyens qui, toute leur vie durant, ont contribué à la bonne marche de ce cher Sénégal et qui ont même parti jusqu'à concéder leur maison où ils ont vécu pendant 40 ans, 35 ans ou 30 ans pour juste le bien-être de notre cher pays. Si aujourd'hui l'auto-APH existe, c'est parce que les Sénégalais ont accepté de se sacrifier, donc de libérer leur maison. Mais ces Sénégalais sont actuellement dans des difficultés. Donc voilà, je vous remercie. C'est la déclaration en français. Je vais laisser la parole à M. Conan pour la partie Wolof.